là me donne une identité réelle bu ma mën a palper. Cette culture du patriotisme dañ fa amul y a pas on dirait que la colonisation dafa stoppé suñu ay processus aussi. amoon nañu sax xam nga nit ba tey sénégalais boobu may laaj lan mooy sénégalais te xamu ko. bu dee ab ajoor mën na ma ne ab ajoor laa. tout à fait bu dee bawol bawol dana la ko wax. bu dee saalum saalum noonu. bu bokkee ci beneen waaso c'est-à-dire on a beaucoup de termes qui nous définissent. en tant que d'autres communautés mais cet état-nation là bi nga xam ne moo ñu dajale. boo nee nit ki luy sénégalais mu am problème. on se retrouve pas dans ce... donc réew mi. bu fekkee dañ bëgg mu doon am réew. buñ koy tabax doomi réew mi la ñuy wax ñu yenu ay birig indi. ñu xool birig yi yu ci mën a dem ci tabax bi yu mën a dem ci forme de pente yi yu mën a dem fii ñii karo la ñu indi nangam ñu construire un homo sénégalensis après ñu construire un état sénégalais pour mën a jëm ci kanam bu boobaa investir en tant que sénégalais ci mbir. pour rendre service au Sénégal dina mën a am. lii dañ koy màbb pour mu mën a dem. tout à fait ñu wax ci benn sujet vous parlez de quelqu'un pour buy rendre service aux Sénégalais waaye dafa mel ni comme kilifa gu tedd gu ku mel ni comme Serigne Mountakha Mbacké yal na yàlla yokk leeram moom mu ngi ci bay wàllam bu am solo parce que gis neen na jamono Covid bi moo nekkoon la première personne bi rek nga xam ne indi woon na ci exemple bu am solo ñu gis ne aussi fan yi passé amal neen foofule à Touba récital li nga xam ne mooy xasaayit pour préparer li nga xam ne mooy màggal bi aussi jur polémique par rapport ak Covid bi ban jàngat nga ciy def. waaw màggal gi déjà je pense que sax bu juree polémique par rapport ak Covid bi. ñi indi polémique bi. war nañ ñu wax lan moo tax waruñu màggal. parce que ñoom personnellement dañ naan demuma moom loolu la ñuy wax. volonté de santé publique. wala xool xam ne lii am na risque wala am na danger ci population bi taxul ñuy wax de ñoom ñëpp dañoo mer. ah bon waaw dafa ñoo am ay problèmes personnels c'est-à-dire gis naa ne. mais ku mel ni Moustapha Diakhaté lui il est. Moustapha Diakhaté ba mu meree Macky Sall ba léegi. ba mu meree Macky Sall ba léegi. ñëpp la mere. diggante bi wax na fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ne bu ci tegul woon sëñ Touba sax kon Xaadimu Rasuul ji day manqué. noonu la ñu demee ñoom ñaar maanaam boo ne kii lii di nga wax keelee loolu mënta ñàkk mais Macky Sall la mere boo bëggee dégg-dégg et c'est pour des raisons personnelles loolu moo tax mu jàpp ne kenn nekkatul ci réew mi ku mu war a mën a respecter te yëf yi du doxee noonu ni muy waxee nii moo tooñ parce que ñun xamaguñu lu Macky Sall wax te dégguñu mu wax dara te joxoon na ko ay privilèges jox ko ay fal jox ko nopp. ah moom déedéet troisième mandat bi leen ko dàqee aussi Thierno da cee artu rek surtout que si après ñu. kenn da ko cee wax loowul waxtaan na neex borom kër na bàyyi président mu gérer ay affaire am. ah mais aussi Thierno léegi nag bu nii noonu rek la demee ci période màggal gi. xam nga comme par chaîne la noonu la continuer mere na Macky Sall. daal di yéeg ca kaw mere yonent bi. yéegaat ca kaw. yaa ngi dégg fekk fa taalubeem bu baax ba sëñ Touba mu mere ko. daal di wàccaat ci suuf fekk fi doomi sëñ Touba mu mere ko déggoo li mu wax de dafa léebu sénégalais te dégg nañ ko dane man duma màggali ndax màggal gi kenn woowuñu pour ñu màggalee ko nii loolu sëñ Fallou lay léebu sëriñ Fallilu moo woote 47 màggalu Touba te doomi sëñ Touba la te moo ko fi nekkal ba taxaw ne man mii may sëriñ Touba lu ngeen fi gisati doom la mbaa sët waaye sëriñ Touba moom man la kon bu sëriñ Touba jëlee décision wax ni bis bi mu am ci li nga xam ne ci la ko boroomam defal li mu bëggoon lépp mooy 18 safar te moom it ab dëkkam la am dëkk boobu it moom la ko sun borom nattoo xañ ko du fa man di dem ba ni mu fi bàyyeekoo mu dem tëdd ci dëkkam boobu ñëw doon xalif généralu boppam ci dëkkam boobu woo fa njabootam ne leen kaay leen nu màggalee ko fii ku ko xeebal ku ne bëgguloo ko bëggoo sëñ Touba léegi nag sëriñ Touba it condition bi mu joxe pour màggal si mooy képp koo xam ni sama mbég sa mbég la moom bu mu ñëw parce que xëy na mbégum Serigne Touba du mbégam. bu wax loolu waaye. man de dinaa wuy ji Serigne bi. mun na am contexte bi la rek. contexte bu mu mën a doon. wàllu benn ci contexte yooyu dabul contexte bi Serigne Touba dundee. gis nga njaag bi tey Serigne Touba rek ay góor gis nga li fi Serigne Touba daj. déggagoo ñu ne moo Pa Demba ñoo àndoon bi mu koy daj. keroog bi muy dugg ci bureau gouverneur moom keppa
boobu accusé nañ ko ba defar procès verbal beeg lépp ba signé ko keroog bi ñu koy dugal ci cage bi gaynde yi ne am na tubaab bu reculer ree wax ne ndax sax ma yëg ni nga yëg mettitu dee ci gémmiñu gaynde gi keroog bi ñu koy indi fii ci Ndakaaru dafa woor dogul ndax néeg bi ñu ko sànni ay dëjë fa ne ak i pont deretam bi muy tuuru deretu kenn newut ci wet ga bi muy dugg ci bato bi dafa fanaan ñetteelu fan ba muy dem àndul ak kenn murit yi yëpp dañ naan Cheikh Rafal mooy Babul Mouridine moo ci gën di guerrier moo ci gën di góor gën a ñeme Cheikh Rafal bi mu duggee ci gaal gi dafa jooy kepp néewul sëñ bi daan ànd parce que du dem sëriñ bi rekk a dem liggéey ko ci condition yoo xam ne bis bu set bakkanu sëriñ bii la tubaab bi doon jéem a jël pendant 7 ans 8 ans yu manqué tuuti mu amu ci pexe mu delloosi ko kaay leen def 200 kilomètres santale ma yàlla ñuy wut ay lay parce que dama fay dee dama fay feebar lu ko yonent bi waxuma ni sëñ Touba man nañoo nawloon teeg moom ci lu ko yonent bi jaral moom sëñ Touba jaral nañu ko de dama ne lu ko yonent bi jaral rek ñun bu ñu amee lu ñuy jarle di ko jaay nañ ko loolu dugal nañ ko ci biir li ko yonent bi jaral maanaam màggali dee fa ñun ñëpp ngeen ñëw yéen gas fosse commune dugal ñu ci terewuñu bu ñu àggee foofu dañ ko fay màggal ndax foofa am na fa Sëriñ Saaliw moo ne àjjana amul bis amul waxtu amul dara lu ñuy xamee temps nee na waaye bisu sëñ Tuubaa bi saa bu del seetee ña fa ne ñoom seen borom da leen di dollil ay xéewal ba ñu yëg ne bis bi dellu si na kon fii ak fee ñoo yem rek fu ñu mën a ne dañ koy màggal macha allah waaw ñu wax si beneen mbir tuuti rek juge Dème moom ndeysaan dafa xamul réew mi parce que quand tu fais man j'ai dit sax que le juge Dème a signé sa déclaration de mort politique. Ah, pourquoi? Parce que le Magal, il est intouchable. Nous sommes une communauté très puissante et à tous les niveaux. ñu bëgg a def sunu yëf ngay wax ba ñeneen profito ci naan li nga wax ci suuf li nga wax ci kaw moom la ñëpp yi xalaat bum ñu laaj benn voix bum ñu wax benn volonté politique wala benn bëgg-bëgg ndax nun képp koo xam ne dañ lay jàppale ci wàllu politique dañuy xool nan ngay taxawee ci liggéeyu Sëñ Tuubaa bii na wuti feneen. mais Ceddo sànq yaa ngi wax ñun suñu kii nu mu koy waxee sax le fait que le Sénégalais ne se retrouve pas si mot sénégalais le citoyen sénégalais tey sànq boo ñëwee même pas 5 minutes après ngay mel comme da ngay jéem a détaché murit yi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo féetoo si yeneen contrées yi est-ce que bu ñu continuer aussi man su ma waxee murit yi attaqué ma keneen bu waxee Tidiane attaqué ko bu ñu dem ba suñu mag yi baax yi lu ñu fi defaroon aussi nga xam ne ñoom dañoo tàmmoon di dund en société ak ci benn consensus boo xam ne bu doy waar nga xam ne amul si benn pays d'Afrique ñu dem ba yàq loolu aussi gis nga dund en société est-ce que finalement vous n'êtes pas trop émotif? Non pas du tout, on reste quand même la tête sur les épaules. li may wax tous les mourides le sentent, c'est-à-dire que ñun dañoo am un idéal spirituel mooy àgg ci yàlla te cet idéal spirituel là est marqué par un événement majeur mooy bés bi sëñ Touba amee li mu bëgg ci diggam ak boroomam. Donc ñun sëñ bi dem na sax ba wax ne yéen ñaari murit da ngeen di am différence par rapport ak kenn ku ne ci yéen ni mu fonke màggal ki ko gën a fonk day am différence ak ki ko fonkul fonk googu ci xasaay di noonu la, c'est-à-dire la notion de compétition elle est positive quand il s'agit du mouridisme. ñëpp yàlla la ñuy yóotu te yàlla dalewul fenn te yemul fenn képp ku la gën a bëgg suñu borom gën laa mën a sonn ci mbiram moo lay raw. moo taxoon yéen journalistes yi bi sëñ Mountakha di wax ak yéen wax leen ne leen métier bii ngeen ne ak man fii ma toog bu leen jàpp ne am na wuute nit ki ci lu mu ne te boole ko ak ragal yàlla day raw. inna akramakum indallahi atqaakum. c'est-à-dire quand tu dois coucher un papier nga xool xam ne lii dëppoowul ak sama ragal yàlla nga téye sa xalima loolu mooy volonté de bien faire et de bien construire une